téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Moussa Ka nekk psychologue conseiller ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci nga xamante ni mooy jëye bi am dem ci Sacré-Cœur ñu koy waxtaanee si dëkk bi ba tey docteur Falla Faye nekk ki nga xamante ni moom moo di chirurgien dentiste xaru ginnaaw ba mu rey ñetti doomam loolu yëpp nan lañ ko mën a jàngatee docteur Moussa Ka dina si indi yaatal ci bile émission bi ma fàttali docteur Falla Faye moom tamit moom la tudd loolu yëpp docteur ki nga xamante ni mooy Moussa Ka dina ko yaatal ci bile émission ban jàngat nañ si mën a am lan moo tax cas suicide yi bëri si Sénégal lan moo waral li ni mel couple yi aussi seen nekkin est-ce que tamit waruñ ko saytuwaat bu baax a baax ban taxawaay nañ si mën a am ki nga xamante ne moom moo di docteur Falla Faye soxna suñu fi bàyyi ban assistance la war a am loolu yëpp Moussa Ka dina ko yaatal ci biir émission maa ngi dala jàmm ci plateau Kenn Askan Wi fii si ITV. voilà El Hadj Malick maa ngi lay nuyu di la fay si nuyoo bi di kontaan aussi si invitation bu ma defalaat une fois de plus di wax nag sama naqar ndax li am yenn ñëpp métti na ñëpp ndax surprise la ñu am cas bu méttee nii waaye nag comme ni ma koy waxee souvent si émission yu mel ni nit moom amul loo xam ne mën na ko bañ a def ce qui veut dire lépp lu ñu la wax nit def na ko rek xamal nit mën na koo def maanaam warul dara warul la si bett dara warul la si bett parce que nit moo mel noonu loolu la dañ ko yaatal ba mi ngi amee nag dem ci Sacré-Cœur yabal nañ fa suñu naataango bi nga xamante ni moom moo di Moussa Mané mu ànd ak Seydina Mbaye si caméra bi ñoom ñu waxtaan ak dëkkandoo yi ñi nga xamante ni ñooy nekk foofule ci immeuble bi nga xamante ni mu nekk ci Sacré-Cœur ñu teewlu reportage Moussa Mané dellusiwaat si plateau bi. ab jëye moo am ca Sacré-Cœur benn médecin dentiste moo fa xaru gannaaw bu mu fàtte ñetti doomam. ay rumeur rek da ngay dégg plusieurs versions waaw ñii naan dafa xuloog jabaram par exemple comme boutique bu nekk en face neen daa xuloog jabaram xam nga moo waral mu suicidé wu ak ay doomam affaire yooyu noonu réel ay doomam. Ibrahima Sy nekk employé ci immeuble bi di ñu xamal ni waa këram ñoo ko fekk mu faatu ak ay doomam gannaaw bu mu fanaanulee foofu. tey ay vers 10 heures famille am daa ñëw fi di ko laaj daa dem fugg bunt bi kenn wiigul après moom daa kii bunt bi daj bunt bi dugg foofu fekk leen fekk ñoom daa gaañ ci biir foofu ak xale yi ñett xale à peu près ay 15 ans ak 12 ans yooyu 13 ans. ci ay 14 heures la jëye bi am suñu sukkandikoo si ñu teewee woon mbir mi ñu ñuy xamal tamit ni dafa jotoon a tàggoo ki jabaram. Moussa Mané di la baax di la sant Seydina Mbaye nekkoon ci caméra bi alors Moussa Ka mu nekk lu métti alors d'abord yow mbir mi nan nga ko yëgee en tant que psychologue conseiller. waaw nu ma ko yéegee sama benn xarit bu mu xewee rek yaakaar naa aux minutes qui ont suivi la ma envoyé message mu ne ma ne lii de moo xew mu nekk nag surprise bu mag si man waaye comme ni ma ko waxee léegi rek mbirum nit moom surprise dana ci yàgg du point de vue social ak suñu société nu muy demee yu mel noonu nu mu ñuy bettee daf ñuy tiital parce que dañuy wax nan la doomu aadama war a mën a defee jëye bu toll nii waaye bu àdduna sosoo ba léegi nag nit ñi ñu ngi def ay jëye bu ci gën a yéem rek nga ne bii la waaye yaakaar naa bii moom vraiment compte tenu si statut social nit ki ñu ne médecin la mu doon un intellectuel ñu bëri tey am na ki ma doon waxtaanal mu ne ma waaw kii moom lan moo ko war a mun a dal en tant que intellectuel ba muy def li ni mel ma ne ko il faut que ñu jaawale statut nit ki en tant que personne muy individu lambda ak statut bi nga xam ne mooy statut social. statut social. ñaari statut yu bokkul la ñaari statut yu bokkul la. maanaam nit ki mën nga am yenn daraja yi yenn mbaxaama yi. mën nga am daraja nekk si activité professionnelle. effectivement mais mu am lu mu wuute loolu ak
statut social. voilà effectivement loolu moo am parce que statut psychologique bokkul ak statut social. statut social mun nga doon ku nekk am rang social bi nga xam ne mun na yem ñëpp. waaye du point de vue psychologique nga am fragilité boo xam ne nga am doo am dëgërlaay boo xam ne vraiment dina mun a jàppandi boo jànkonte ak yenn problèmes yi. moo tax genre surprise yi di am parce que dañuy juger nit ki ci xam-xamam dañuy juger nit ki ci xelam dañuy juger nit ki par exemple fu mu jaar bi mu yegg ci fu mu yegg ci waaye dañuy fàtte ne loolu ci xel mi lañ koy juger walla ci ses rapports sociaux lañ koy juger waaye dañuy fàtte ne nit avant tout mooy que d'abord dafa am statut psychologique dafa am personnalité am na solo mu mun a am ay fragilité yoo xam ne peut-être dafay bett nit ñi pour loolu mun koo dal. alors bii de mën nañu wax ni cas pratique la. alors nañ ko faram-fàccee par benn docteur wala ma ni Moussa Ka. nekk psychologue conseiller. alors docteur bi nga xamante ni moom moo di Falla Paye. rey ñetti doomam nekkoon ci en instance de divorce teg ci xaru. alors mais mbir mi yow mi nga xamante ni sa xam-xam ci dundinu askan bi lay ngay yëngoog yooyu mais cas bi c'est une première. voilà si yow cas yi nga mos a jànkonteel. waaw mun nañu wax c'est une première mais am na yaakaar naa daaw la woon koo xam ne tamit dafa reyoon ay doomam. oui récemment tamit dégg naa au Canada maa ngi doon lire benn fait divers boo xam ne dañ ko jugé. mu war a dem par exemple ñu war a jox jabar ji doom yi mu rey doom ji ba pare daal di xaru moom it. ce qui veut dire si benn espace temporel bu ndaw buy toll si 1 mois ñaari cas yi am na même bu dul si benn dëkk. loolu alors waaw ma bàyyi la nga daaneel foofu. loolu comme souvent ni ma koy waxee dafay am lu ñuy wax la loi des séries. lu ci gën a bëri mbir mu xewee ret da ngay gis du yàgg dara mu am lu xaw a niroo ak loolu di xew. mu amaat. c'est comme qui dirait loo xam ne dañ koy wallante si ay jëfalin yoo xam ne dafay ay jëfalin yu doy waar. alors gis nañ docteur bi bind lettre bi jàng ko bu baax mu nekk lettre bi nga xamante ni 10 pages la mu ñëw ci mook soxna si nu ñu xamante mu ko takkee ak ñoom tamit seen vie de couple nu mu demee ak tamit ci relation am ak belle famille beeg ak tamit ki nga xamante ni mooy activité professionnelle bu soxna si di Awa Diagne nekk gynécologue loolu yëpp docteur Paye ñëw na si alors si lettre bi soo ko liiree bu baax a baax lan ngay wax danaan docteur bi dafa am déception totale moo waral lu ni mel même sax fekkee ni loolu justifié wul acte bi. voilà loolu moom mënul justifier acte bi. voilà même si mun na ko expliquer en réalité. parce que cas yu mel nii dara mun ko justifier parce que tout simplement da ngay gis peut-être 1000 personnes vivre la même situation vivre les mêmes conditions vivre yenn circonstances yu graves. mais du ñu réagir de la même manière. loolu lu koy waral mooy nit ku nekk dafa am sa personnalité. lu xew dafa jóge ci li ñuy wax crise de couple. ñun ñëpp xam nañ crise de couple amul benn couple boo xam ne amuloo crise. mais souvent maanaam du ci ñàkk. mais dañ ko war a gérer. voilà ni ñu koy gérer. ba du yegg fenn fi moom mooy différencier couple yi. nga baal ma def mel ni am na ku nekk si ligne bi si 77 913 59 59 ñu jël suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ndax ñoom aussi si émission bi lañ bokk allo 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 allo. du ñàkk suñu téléspectateur boobu woote waat si 77 913 59 59 Moussa Ka ma bàyyi la nga àggali sa explication. waaw dama doon wax ne rek par exemple yii boo ko gisee dafay jóge si li ñuy wax crise de couple. crise de couple nag lu ko war a mun a indi mun naa bëri mais perception bi nga xam ne nit ki moom lay am si crise bi moo dul bokk gis nañ ne si njëlbeen lire naa lettre même bu dee benn yoon laa ko lire. mooy que ne moom dafa dem si ndaw si di ko ñaan
di ko jaan xaw ma ni ñu koy waxee. di ko ñaan pour ñu dem mariage. mais ndaw si bu njëkk bi nanguwuloon. peut-être moom moo xam seen ay raison am. mais il paraît que dafa am d'abord koo xam ne moom la doon génnal ba ñu am peut-être en tout cas promesse de mariage. loolu la bind ci lettre bi. loolu la bind ci lettre bi effectivement loolu la ñuy préciser. ñu wax ne ni ñuy traité cas bi dañ koy traité comme xamuñu Falla Paye xamuñu tamit jabaram. dañuy traité le cas tel que nu mu présenté woo ci ñun. ak ni nga xam ne vraiment loolu lañ gis ci lettre bi donc li ñuy wax nii yëpp du am ay jugement de valeur. loolu il faut peut-être ma préciser loolu. amul jugement de valeur amul kii moo tooñ amul kii moo am raison nekkuñu ci yooyu. pour ma ñëwaat un peu loolu déjà am na benn manifestation bu mu doon wane mais 3 mois après ñu gis ne ndaw si dafa ñëwaat. comme ni mu ko waxee ñu daldi. Vraiment mu nangu proposition bi nga xam ne moom la ko waa ji wax. alors loolu wane woon na déjà te bu mu ko laajee mu ne ko est-ce que bëgg nga ma mu ne ko jigéen du bëgg dafay miin. loolu sax indi na débat voilà ci réseaux sociaux yi depuis des mois. voilà loolu déjà c'est un signal fort parce que tamit nag booy def étude de cas. chaque mot compte phrase bu nekk rek dafay compter geste bu nekk ak action bu nekk dafay compter nga mun a analyser dans les profondeurs li nga xam ne moom moo xew. le plus souvent nag crise de couple buy am. dafay jóge ci lu ñuy wax. allo nga baal ma am na ku nekk ci bi ñu jël ko allo. allo asalaamaaleykum. kilifa gi sooñ mënee baal nga wàññi son télé bi s'il vous plaît. waaw wàññi nañ ko waaw. allo. ñu ngi ziar bu baax allo. waaw baal ñu ma yëkkati kàddu gi allo. waaw ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar. rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. macha allah waxtaan bi am na solo lool. lan mooy sa xalaat si li nga xamante ne moo xew dem ci Sacré-Cœur. waaw li si xew boobu li ñu koy gis mooy maanaam danoo toll jamono boo xamante ne kàddu gi. mais li si xew danoo toll jamono boo xamante ne daanaka Sénégal li nga xamante ni moom lañ xamoon muy dëkk à famille famille bi lépp dëkk bu nekk kër gu mag daa mel ni dañ kaa bëgg a dellu ginnaaw te lu amoon solo la ndax mag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon si biir kër gi daan nañu xam li nga xamante ni mooy jafe-jafe li si diine gi ñoom ñu wéet di ko waxtaane bu fekkee ni si ku jigéen ki la wala si ku góor gi waaye danoo xool ni loolu dafa manqué lool soo dëkkee yéen ñaar kese am na jafe-jafe yu ndaw yuy am ñàkk waxtaan mooy tax mu dem ba nekk jafe-jafe yu mag maanaam kenn ki dem ñibbi këram wala kenn ki dem di def leneen soo xoolee jamono ji daanaka ñu si ëpp lu deme ni cigarette yi ñuy jël yooyu ñoo ngi koy jël si buñ commencé di am jafe-jafe si seen biir néegu sëy wala ñoo ngi koy jël di commencé am jafe-jafe si seen biir kër ay soxla yu leen dàpp wala yooyu te loolu lépp ñàkk waxtaan moo ko waral man daal sama gis-gis moo si maanaam ñuy dëkk ak ay mag waaw lu am solo daal mooy ñuy dëkk ak mag moo xam ne saa su nekk dinañu gindi si suñuy problème waaye saa su nekk dina gis suñu sax xam suñ jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ am mu woo ñu nànk si bokk waxtaan ak ñun ñu nit ñu am maanaam benn kii di waxtaan ak suñuy mag comme suñu papa wala suñu yaay wala suñu nijaay maanaam di ko jéem a waxtaan ak moom daal si suñuy jafe-jafe nga xamante ni kooku dina mën a dox diggante bi loolu it am na solo loolu waaye wéetaay bu bëri bi daal moom jaw na loolu ñu di ko moytu waaw wéetaay moom yaakaar naa jaamu yàlla kese doy na si waaye rek lu jaamu yàlla moom soo wéetee jafe-jafe dina si am. di la jaajëfal bu baax a baax ñoo ko déglu dama lay bàyyi ka nga àggali sa explication fi nga toll. waaw li ma doon wax rek gis nañ ne si njëlbeen daan déjà am na loo xam ne léew si wàllu mbëggeel si côté ndaw si. kon loolu rek. maanaam loolu rek déjà. suñu sukkandikoo ba tey si lettre bi. si lettre bi effectivement loolu rek dafa am déjà lu muy wone indicateur la
te lu ñuy wax mbëggeel comment dirais-je néegu sëy moom lu ko war a mun a njëkk a lal fondement bi mooy d'abord nit ñi dañu bëggante mais dafa am par exemple bëgg ak mën bëgg loolu tamit am na différence bu ci nekk mun ngaa bëgg nit ki waaye mu fekk xamoo nu ñuy bëggee nit parce que tamit dafa am ñetti façon bëggeel boo xam ne dafa am na lu ñuy wax amour par consommation amour par consommation mooy par exemple mbëggeel boo xam ne yow nit ki daal yow jaral na nga seey doo nekkati dara ndax keneen ki mu bëgg kontaan lépp lu nga xam ne soxla na ko rek yow pare nga pour loolu donc comme si loolu yow mooy da ngay nier sa identité mooy yow nekkatoo dara genre jaam ngay nekk si moom am na ñi nga xam ne noonu la ñuy bëggee waaye loolu bu amee souvent bu dee nit ki si boppam dafa bëgg par exemple mu libéré wu am lu ñuy wax distance ak yow boo bëggee dundee ak moom noonu mbir mi du sotti am na lu ñuy wax également amour par consommation mooy que nit ki yow da nga koy bëgg ba mu mel ni yow sa objet la sa moomeel la yow yaa ko moom nu la neex nga koy def te saa yu nekk rek yow war na dox ci say waaw war na nekk ci say lépp comme objet bi nga xam ne yow yaa ko moom donc sa propriété. di ko manipuler nu mu la neexee loolu nag le plus souvent ñuy bëggee noonu mooy ñi ñuy wax les pervers narcissiques. pervers narcissique mooy koo xam ne daal vraiment moom biiru boppam la rek moom moo ko soxal yow mi si sa bopp sax bi nga xam ne moom nga nekkal dafay am désir de possession. di la manipuler comme nu muy manipuler portable am nga nekk si ay waawam rek. loolu tamit le plus souvent boo ko defee ak nit mu bëgg moom mu nekk moom dafa bëgg a am liberté nekk nitu boppam loolu tamit du sotti le plus souvent loolu sax mooy indi lu ñuy wax les crimes passionnels. parce que au moment où te ñooñu dañuy fiiraange boo xam ne peut-être jar na leen ñu rey képp koo xam ne sax jege na ndaw si. loo wala jege na ku góor moom muy indi yenn fiiraange yi donc. kon daal yenn fiiraange yu ëpp yi baaxul. baaxul su ma la comprendre bu baax. yenn baaxul effectivement loolu profil. jar na moytu. loolu profil amour bi nga xam ne am na. loolu tamit le plus souvent si couple yi dafay am dafay am aussi lu ñuy wax amour par fusion. amour par fusion mooy da ngay bëgg nit ki yéen ngeen nekkaat benn nit li nga bëgg. lay bëgg ni nga mel bëgg te ni nga mel ngay bëgg mu mel. ngay bëgg mu mel. boobu tamit souvent dafay indi problème. donc bi nga xam ne daal mooy amour bu baax bi da ngay bëgg nit ki ak tant que nit nga bëgg ay défauts mais également nga bëgg ay qualité nga comprendre ne nit ki nag moomuloo ko. dafa nekk nit koo xam dafa indépendant comme yow ni nga indépendant. donc loolu mooy souvent nag mooy amour raisonné bi nga xam ne moom moo war a nekk diggante doomu aadama ak beneen doomu aadama. mais suñ demee ba docteur bi docteur Paye expliqué ci lettre bi ni soxna si ko da nga bëgg am beneen jëkkër. yoon baa ngi noonu mën nga am beneen jëkkër mais sama doom yi moom damay dem ak ñoom di nga wut yeneen doom loolu sax daañ ci ñëw léegi nii am na keneen ku ne ci ligne bi ñu jël ko allo. allo. kilifa gi baal ñu nga wàññi son télé bi su ko defee déggante bi gën a mucc ayib. allo. 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 waaw bisimilah. bisimilah kilifa gi suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi. kooku déggin bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw baax na ñu ngi leen di nuyu bu baax. alhamdulilah baal ñu nga wàññi son télé bi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen woowee fii Touba. alhamdulilah naka mbokk Touba ñëpp a ngi si jàmm. ñëpp a ngi si jàmm ba alhamdulilah di rafetlu sëñ boobu toog li muy wax tegu na ci xam-xam mënees na koo dégg. muy Moussa Ka waaye bu dee li xew fa la démb. oui sakka. amul nuñ ko mën a layalee. man daal dem nag amul len daal luñ ko mën a layalee. nuñ ko mën a layalee mënut nekk. suy fànn bu nekk. parce que nit ki
am nga droit ci sa vie comme yéen ni ngeen koy jàngalee mooy système bi ngeen tënk mooy defar ay certificat de mariage ak divorce ci système boobu ni mu leen tënkee mooy yow yaa responsable sa vie waaye nag joxu la sañ-sañ nga nekk responsable beneen bi donte kooku benn moo la ma ne joxu la sañ-sañ ci nga am responsabilité ci beneen bi donte kooku benn weer la am dafa am nag li xew ni ñu ñaan suñu borom mu yàlla nekk ne moom àndutoon ak xelam allo waaw ma ne yàlla na def ne suñu borom def ne moom fekk mu def lii àndutoon ak xelam waaye bu fekkee ànd na ak xelam moom te def lii mu def jigéen jaru ko àdduna jaru ko dara ci àdduna jaru ko te lii kenn mënu ko def crise des valeurs boobu ñuy jàngale système boobu moom moo nekk bi rek ñu ngi jégalu bu baax a baax ak dañ doon joxe suñu xalaat rek di la gërëm bu baax di la sant nga ñuy ñu waa Touba li nga xamante ni ñu leen di ziar bu baax a baax alors docteur situation bi nga xamante ni moo am muy li nga xamante ni mooy docteur Paye ak soxnaam si ba mu xaru si tamit rajo doomam problème bi est-ce que waruñ si tirer ay enseignements que ni couple yi fekkee dafa am yenn jafe-jafe yi nga xamante ni yàlla tere mu nar a jur lii ku nekk na nga ñaanalante ngir yàlla jàmm ni ñooy est-ce que loolu jarul ñu koy bàyyi xel tamit. xam nga loolu mooy li nga xam ne moom moo gën. mooy l'idéal. vraiment nit ki bu ngeen demee ba nga xam ne mënatu leen ànd lu ci gën a yemb mooy vraiment ñu bàyyi ku ci nekk mu dem yoonam dàq wasakam. ndax lii doguma la soo ko liiree bu baax si lettre bi suñu sukkandikuwee si lettre bi. ak ñoom def nañ 15 ans. te problème yi yàgg na. voilà def nañ 15 ans ce qui veut dire problème yi yàgg na. parce que boo gisee nu muy raconter affaire yi. oui. Premier jour une semaine yooyu détail par détail. par détail. mais lu ñu mën a jàng sax le fait que nit dem ba si détail yooyu ce qui veut dire loolu yëpp mu ngi ko doon garder si xelam. mosu ko fàtte. loolu nag lan moo ko waral mooy moom nu mu bëggee ndaw si ak nu mu bëgg ndaw si mel noonu la ndaw si melul moom si xelam. loolu nag lu koy indi le plus souvent mooy li ma doon wax ni léegi rek amour par consommation. voilà léegi bu dee par exemple crise yi dafa am si biir couple bi day indi le plus souvent nit ki même détail bu ndaw. du ko fàtte da koy jàpp du ko jàpp comme détail. maanaam fii lépp la ñuy yëkkati ba mu kawe. maanaam li ngay considérer comme. détail moom lu mag la jàppee du ko jàppee comme détail. parfois sax da ngay def loo xam ne vraiment jubluwoo si dara. relation bu normal nga ko jàppee. alors que moom loolu yëpp mu ngi koy calculer et lu ci gën a garaaw genre bu mel nii naqar yooyu yëpp moom du ko wax. daf koy noppi. te jour bi nga xamee ne nag pare na pour wax ko mooy musiba am. mooy li am. parce que daf ko yàgg denc. en réalité kon c'est-à-dire moom dafa suñ sukkandiku si li ngay expliquer ak lettre bi maanaam dafa dajale yu bëri yu ko metti dajale mu toog yi tekkaaram di dundee silence. fekk am na lu muy waajal. loolu yëpp muy évaluer étape par étape. parce que dans les situations de crise mooy que ne comme ni ma ko waxee léegi nit ki dafay dajale ay détails mais détails yooyu. mooy tax muy def action boo xam ne muy def lu ñuy wax irréparable. am nga ay musiba lay def. loolu nag lu koy mun a waral parfois aussi mooy lu ñuy wax par exemple la blessure de rejet ou bien la blessure d'abandon xam nga ñun ku ci nekk nu mu mel rek mu ngi ko jëlee depuis bi nga xamee ne mu ngi nekk ndaw. am na yoo xam ne waxuma ne cas bii la. mais damay wax de manière générale psychologiquement parlant. damay wax ne nit nu mu mel rek daf ko jëlee depuis bu mu nekkee xaleel. par exemple lu ci gën a bëri bu nga nekkee ndaw amoon nga par exemple sentiment de ne pas être aimé. nga am lu ñuy wax carence affective. nga gis ne par exemple say waajur buggewuñ la nuñ la war a bëggee. nga gis ne par exemple keneen ki la ñu gën a bëgg. kii la ñu gën a naw kii la ñu gën a sopp loolu dafay indi benn ngaañ-ngaañ si sa xel boo xam ne ak si sa xol da nga koy àndaale am na ñu nga xam nag mun nañ am possibilité ñu effacer ko
bu ñu construire ay relation yu baax. mais bu dee yàlla daf la may construire relation bu baax loolu daf lay topp ci sa relation da ngay nekk toujours di xeeb sa bopp da ngay nekk toujours di wax ne yow meloo ni nga war a mel. te toujours nit ki li nga xam ne amuloo ko woon ci say waajur da ngay bëgg keneen ki ngay àndal mu jox la ba mu mat sëkk. parce que tu es dans une carence affective am na lu la manqué. ñu naw la sopp la di bàyyi ci yow xel di la toppatoo di la lépp li nga xam manqué woon na la. da ngay bëgg loolu nga am ko. loolu nag day indi malheureusement le plus souvent doo ko am. mooy indi lu ñuy wax déception amoureuse. parce que booy dem ci relation. comme ni ñu koy waxee keneen ki mooy ñëw combler maanaam mottali dafay ñëw pour mottali la. nga baal ma am na ku nekk ci ligne bi allo allo. 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 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si baal ñu nga wàññi son wu télé bi. waa sëñ bi ñu ngi leen ziar ba. wàññi son wu télé bi fa nga ñu woowee. waa ñu ngi leen woowee Touba. bismillah ñu ngi ziar waa Touba bu baax a baax. ok jërëjëf. bismillah. na nga jàngatee li xew Sacré-Cœur soxna si allo allo kooku def mel na dégg bi jàppandiwul ñu siy jégalu bu baax a baax alors Moussa Ka dañuy avancer tuuti ndax li ñu desee si ay simili bëriwul ñu may xamal ni am na keneen ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors mais situation bu mel nii vraiment ñëpp ànd nañ si que ni vraiment mënoon na bàyyi xale yi ñu dund. effectivement mais lu tax moom mu yóbbaale xale yi loolu nañ leen koy analyser psychologiquement. waaw loolu de loolu mooy la théorie du chaos. la théorie du chaos. la théorie du chaos mooy comme Samori Touré ni mu ko doon defee. bu doon xeex ak tubaab bi fu mu jàll day taal yëpp. foofu nga xam ne kenn amal du fa mënati am benn njëriñ tactique la mais loolu c'est psychologique comme moom yaakaar na ne moom defal na ndaw si lu nekk parce que am na fu mu koy waxee j'étais construit de toutes pièces. waaw loolu la bind si lettre bi loolu la bind moom kii nekkul ndax moom moo ko def ba li nga xam ne mu nekk ko moom moo tax mu nekk si lu mu wax si lettre bi. si lu mu wax si lettre bi. c'est important de le préciser. il faut ñu préciser ko aussi. très bien c'est important parce que voilà comme ni ñu ko waxee. vraiment dañuy li nga xam moom la ñu bind. moom la ñuy wax. waaw ndax ndaw si dégg ko loolu sax doyul en réalité. effectivement doyul loolu enquêteurs yi dinañ ko leeral. danañ ko leeral parce que loolu tamit version la boo xam ne ça peut être une version tronquée. effectivement parce que xam nga lu tax ma wax ko. dafa am mbir mi nu muy demee. ak nit ki nu mu koy gisee. ni nga gisee mbir nag loolu sa histoire personnelle la te histoire personnelle foo ko gisee nit ki daf koy transformer le plus souvent à sa propre faveur. waaw maanaam moom lu ko arrangé. la koy peut-être pas arrangé au sens que daf ma arrangé mais moom nu mu koy gisee te mun na nekk dëgg si moom si gisin bi. mais est-ce que noonu la demee. loolu mooy peut-être le plus souvent. foofu la ñu war a. foofu la ñu war a mën a. mais théorie du chaos ba rey sa ñetti doom. waaw théorie du chaos mooy du man de waaye du doon kenn. du man ndax bind na ko si lettre bi mu ni si. mérité wul yow da nga profité aussi man. am ay doom effectivement ba pare yow mën nga am su la neexee beneen jëkkër. mais di nga wuti waat yeneen doom. si lu mu bind si lettre bi. effectivement parce que dafa jàpp peut-être doom yi. si analyse psychologique dafa jàpp doom yi propriété am la tamit comme soxna si nu mu nekkee sa propre propriété. xam naa nag sax mun naa gën a avancer peut-être loolu bu ko fekkoon foofu soxna si xaw ma ndax fekk na ko fa. wala fekku fa ko fa mais munoon na gën a garaaw mu def si kooku tamit loo xam ne peut-être. ay rëccu rek lay doon. mais justement gis nañ que ñoom ñaar dañ nekkoon en instance de divorce si xibaar yi nga xamante ni am nañ ko tribunal laata sax muy xuus bu baax si fond wu dossier bi xale yi dénkoon nañ ko soxna si. te moom loolu digéré wu ko woon. loolu déjà ñu ne xale yi soxna si moom moo leen digéré. le plus souvent loolu mooy indi njaboot yu gën a bëri. tribunal am nañu. des travailleurs sociaux. yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci loolu. mais nit ñi dañu gën a bàyyi xel ci waajur yi le plus souvent parce que dañuy wax xale bu nekkee ndaw rek ci yaayam la yellool
mais souvent ça peut créer vraiment des dommages au niveau des parents. Donc loolu sûrement dafa wax ne comme tribunal bi joxuma dëgg sama doom yi dafa naa lu nekk parce que boo xoolee d'ailleurs mu ngi listé lépp li nga xam ne def na ko pour doom yi ce qui veut dire il était au désarroi nekkoon na di def appel au secours pour ñu mun koo jàppale kii woote téléphone doguma la te nee na même si lu mu wax belle famille am soxna si ñoom la gënoon jox cër que moom surtout loolu ñoom dañ doon am benn influence ci seen couple effectivement expliqué na loolu aussi effectivement loolu mooy blessure rejet bi nga xam ne moom laa doon wax léegi parce que boo gisee ne kii daal man bëgg naa ko jox naa ko sama lépp ba nga xam ne lu ko neex mu def mais man jaraluma ko daal parce que bu dee ndaw si nee na par exemple ñaari nit ñi la gën a bëgg alors moom mi nga xam ne jëkkër ji ban place la yor ak yeneen yoo xam ne bëri waay yoo xam ne vraiment nit ki dafa am frustration dafa c'est la somme de ces frustrations là moo tax mu def jëfin bi nga xam ne vraiment peut-être kenn xam woon ñu jël suñu téléspectateur bu mujj ndax lu ñu dese si ay simili bëriwul allo baal ñu nga wàññi son télé bi allo ñu ngi jégalu aussi si suñu yeneen mbokk téléspectateurs yi ndax lu ñu dese si ay simili bëriwul alors Moussa Ka allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi wàññi son télé bi. ok c'est fait. allo. delloo ziar ba. delloo ziar fa nga ñu woowee. ñoo ngi wootee depuis Thiès. bismillah baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ok ñoo ngi wootee depuis Thiès dañoo bëggoon a participer ci thème bi. waaw ñu lay déglu bismillah. bon ñun moom affaire yi d'après bi ñu ko déggee léegi xaw a naxaru lañ ko tout autre nit ku mën a doon wala père de famille bu mën a doon rek. wala en tant que am sœur am jëkkëram def noonu defaale noonu ay doomam. mais mën naa ci sur 3 points si vous me permettez. oui très rapidement s'il vous plaît. bon xale yi waa ji li tax mu rey doomam bi man gëm naa ni bokk na ci xëy na bu bàyyee doom yi sooru xale yi ëllëg. vu que ñu fekk yaay joo xam ne yaay ju défaillante la quoi. yaay joo xam ne am na ay manquement am na ay carence wala relation wala amour bi waroon ci papaam. allo oui. mais si lu mu wax si lettre bi. allo. maa ngi lay dégg wax. ma ne c'est important de le préciser maanaam moom si lu mu bind si lettre bi. allo. oui maa ngi lay dégg bu baax de mais. waaw bismillah ma bàyyi la nga continuer. voilà deuxième point bi mooy tey tribunal yi dafa am benn nañ ma baal mais tribunal bi nii couple bu déstabilisé ci àdduna bi bu ko góor ki defee benn yenn agissement yi rek c'est parce que mu ngi xalaat justice bi parce que justice bi bon na ma yàlla baal tam dem te ñu baal dafa des quoi. parce que xamoo li tax des fois couple dina am ci divorce am ci ne doom yi xale bu jigéen moo leen téye le pourquoi ñuy téye xale bu jigéen bi dañoo gaaw ci traité loolu jigéen kee kay téye ba jigéen sax bon seen psychologie li ñu ciy dugal bu ñuy dem tribunal dañuy produire ko ci nañ dem tribunal parce que seen psychologie bu ñuy dugg moom mooy jàpp nañ suñu demee dañ naan leen jël leen xale yi mais am na ku góor koo xam ne day bañ ñu jël doomam mais tax ñu bañ ñu jël doomam moom xam na ko te procureur wala juge bi du ko nangoo déglu mu expliqué ko le pourquoi bëggul xale yi dem seen kër goro toog fa dala fi am goro boo xam ne wala nga fi boo xam ne këram la yàlla xam te na bala ñoo añ 16h jot 17h jot da nga fi am goro boo xam ne dafa këram càppa yaay yaasin la heure bu ko neexee sa doom sa jabar ba nga fa amoon génn dem yoonam bàyyi ay doomam foofu say doom nekk risque et cetera du influence bi am ci biir kër yi et cetera dafa xaw a complexe affaire bi dafa xaw a complexe ndax yéen li ngeen lire mooy li nekk ci lettre bi. ñun on a lu ce qui se passe ci biir lettre bi mais tamit am nañ tamit suñu bopp di xalaat bu baax a baax parce que bi am fii dama toog man sama benn grand frère parce que ci affaire bi lañ nekk ba 4 heures du matin détail 4 heures du matin je dis bien nag. pour di détail ci benn chose boobu rek affaire bi dafa critique dafa complexe. maanaam dafa complexe quoi. dafa complexe. xam naa ni enquêteurs yi sax nañ si indi ak yaatal ndax ñoom pour des raisons humanitaires moo tax ñu xaw a pousse enquêtes yi suñu sukkandikoo suñu naataangoo yi nekk si l'observateur
maa lay gërëm baax di la sant mu nekkoon suñu téléspectateur bu mujj di jégalu baax si yeneen téléspectateurs yi alors nañu tamit waaxu ndax comme simili yi bëriwul alors soxna si nekkoon gynécologue doon assister ay jigéen ñu am doom lii am ëllëgam lan la si wàllum xam-xam si wàllum psychologie. waaw loolu moom choc traumatique lay doon. parce que lii moom ku mu dal rek buñ la jàppalewul dana métti lool si yow parce que munoo am ay doom nga jékki-jékki ñu ne la kenn nekkatu fi. di préciser rek di wax waa ji di ki woote léegi. ñu xam aussi si tribunaux yi am na ñi nga xam ne c'est des éducateurs spécialisés. seen njàng dem na si xelu doomu aadama. parfois ñoom tamit dañuy xool bu baax xale yi kan lañ ko war a dénk loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel parce que bon duma ci mun a avancer. mais koo xam ne war na mun a def lii mun nañ xool aussi vraiment ñu teey balaa ñu koy jox ay doom peut-être ñoom réfléchiroon nañ ci. xaw ma lan lañ ci def ak lan lañ ci deful mais loolu tamit ñu bàyyi ci xel di. oui bëgg a poser waaw dama juste rek ma relancer benn question très rapidement Moussa Ka mooy jëm ci wàll bi nga xamante ni ñu ngi koy wax si docteur Paye ak li nga xamante ni moom moo am alors ñu seetlu ni jamono ji ñu bëri am na si ñoo xamante ni seen situation professionnelle dafay am solo du ñu manqué dara dañuy am kër am salaire bu baax am ay bien macha allah ñu jékki-jékki football lépp xam waaw xam nga mais xaru léegi dafa bari ñoo xamante ni sax am na ñoo xamante ni ay jullit xaqaan nañ xam nañ lu yàlla wax ci xaru xam nañ lu ci alxuraan wax ñoom ñëpp mais ñuy toog découragé ci àdduna dem seen yoon. waaw découragé ci àdduna effectivement xam nga il faut ñu xam benn mbir souvent bu ñuy wax jullit bu ñuy wax situation professionnelle yaa ngi juger nit ki ci xelam alors que doomu aadama nekkul xel rek moo nekk ci moom doomu aadama dafa am côté boo xam ne comme bàyyi ma la mel am côté boo xam ne moom mooy nitam ñaari pàcc yooyu nag à chaque fois dañuy xeex pour domination kan mooy dominer li ñuy wax les démons intérieurs dafa am yooyu noonu dafay xeex pour yóbbu la ci ay musiba sa xel di xeex pour résister maintenant boo nekkee ci moment boo xam ne moment de crise la da ngay démon yooyu noonu mooy sa côté bàyyi ma dafay dem ba dominer yow sa côté bi nga xam ne mooy sa humanité mooy sa nit loolu nag saa yu amee rek mooy da ngay def njaaxum boo xam ne peut-être buñ la woowaatoon pour nga analyser waat situation bi doo def la même chose donc il faut que nit ñi xam ne que parfois nit dina def loo xam ne vraiment nekkul nit en tant que nit moo ko def mais c'est le côté sombre de lui-même moo koy def loolu il faut ñu bàyyi ci xel mooy côté psychologie bi nga xam ne vraiment nit ki dafay am vraiment ay matadi nit dafa am ay matadi yoo xam ne ñoom ñoo koy dominer ba muy def yenn yi donc booy juger moo tax ñun du ñu def jugement de valeur du ñu def jugement moral dara bu amee parce que moralité ak valeur dafay tëb daal di wéy ce sont des verrous yu nga xam ne société bi ak éducation bi sa éducation ñoom ñoo leen di teg waaye bu njombe amee yooyu verrous yooyu noonu barrières yooyu day toj bu tojee nag moom muy njaaxum am na donc mooy cas yi nga xam ne dañ koy gis ay rey nit ay viol yooyu yëpp mooy côté sombre yi nga xam ne moom moo nekk ci nit loolu mooy tax nit di def loolu. alors drame familial suñ ko waxee suñu xel tamit day dem ci pression sociale yi nga xamante ni day am ci famille yi naka noonu ay gaarwaale ak yeneen i mbir gënalante yooyu tamit est-ce que du dem ba indi ay fitna ci famille. effectivement xam nga crise moom saa yu feeñee rek crise de couple wala crise familiale saa yu feeñee mooy li ma doon wax rek am na yu sew sewaan yu bari. yoo xam ne boo nekkoon bàyyi mu jàll. boo nekkoon ci mat dëgg. yooyu sax doo ci bàyyi xel. mais bu dee da nga am problème yow loolu doo ko bàyyi. da nga koy jàpp daal di ko rëyal ba nga xam ne dafay nekk ci yow un problème sérieux boo xam ne peut-être nit ñi vraiment duñ ci bàyyi xel. crise bu amee aussi mooy kenn du nangoo bàyyi keneen ki
parce que xuloo yi yëpp yuy am xuloo tamit xeex la peut-être xeex la boo xam ne nit ñi yeggaguñu si loxo waaye xeex la boo xam ne ku ci nekk rek da ngay jéem a dominer keneen ki da ngay jéem a néewal doole keneen ki moo mu indi parfois nga wax ko loo xam ne ba ngir dundam du ko fàtte loolu souvent muy boo ko waxee nit tamit day ancré si bopp bi nga xam ne daf la koy toppee lu mu yàgg-yàgg dafay nekk loo xam ne dafay des parce que day indi benn genre vraiment li ñuy wax mémoire traumatique choc la lay nekk si moom parce que xaaruloon peut-être yow nga wax ko loolu wala xaaruloon yow nga def ko loolu ba mu tax loolu dafay des lu ci gën a bëri nag mooy léegi ñu ñu dundee si suñuy famille wax na ko léegi dundatuñu si grande famille. waaw léegi dañuy dund si suñu appartement. te est-ce que ñëpp a war a nekk si appartement. est-ce que couple yëpp a war a nekk si appartement. couple yëpp waruñu nekk si appartement. parce que bu dee couple boo xam ne couple bu anxiogène la. nga xam ne ñoom si jaaxle rek la ñuy toll. couple boo xam ne vraiment si xeex rek la ñu toll ñooñu waruñu dëkk ñoom rek si appartement. loolu risque la parce que problème bu amee. amul kenn koo xam ne dina vraiment indiwaat xel. amul kenn koo xam ne dina trouver solution mais malheureusement boo ñëwee vraiment si réew taax malheureusement loolu moo fi gën a bëri problème bu amee du am kenn koo xam ne dina xam sax ndax problème am na pour mu mun a ñëw trouver solution et là c'est extrêmement dangereux parce que lii normalement bu ñu nekkoon si kër gu mag danañ gis ne y a quelque chose qui ne va pas mais aussi danañ mun a régler bu ñu demee ba ñu gis ne lii nag kenn mënatu koo régler ñu bàyyi ku nekk mu dem parce que dafa nekk facteur de risque à un certain moment buy nit ñi di dund ensemble donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel li ma doon wax léegi boo xoolee ci lettre bi nit ki dafa dem ba gis ne le fait que waa kër ndaw si ñëw ci kër gi rek menace la ci moom parce que day wax ne man lii nga xam ne moom maa ko moom c'est comme une violation de l'intimité ñeneen bokkuñu mandale ak yow ak suñu doom loolu yëpp c'est des signaux yoo xam ne peut-être malheureusement waroon nañ ci bàyyi xel mais peut-être kan moo am bëtu xool loolu ràññee ko ba mun a intervenir avant que lii mel ni di am Moussa Ka encore une fois maa lay gërëm baax di la sant waxtaan gi neex na am na solo enseignement yi bëri na mais malheureusement simili yi ñu cëraloon moo jeex du ñàkk beneen yoon ñu gën a yaatal genre situation yu mel ni maa lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay gërëm di la sant. di la jaajëfal temps moom souvent dafay gàtt rek. oui mais maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu sama waa dëkk. Babou Soutoura. une fois de plus naka sa mouvement bi mu ngi avancé. waaw mouvement baa ngi avancé agir ensemble pour l'émergence rurale. di la gërëm baax. merci di la sant mu nekkoon Moussa Ka psychologue conseiller mu nekkoon tey suñu gan si émission Kenu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi amuñ seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant yéen ñi woote woon si émission bi tamit amuñ seen fay di leen gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi Ibomar Sène ak Torodo ñoo nekkoon ci son bi ci caméra yi Moussa Dia di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.